asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ànd ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil ay xeetu viennoiserie maanaam bu ñu waxee viennoiserie xel yëpp dafay dem ci ay croissant ak ay pain au chocolat ak pain au raisin aussi donc tey jii nag loolu lañ leen di indil fi mu nekk nii li ngeen gis ma def fii c'est juste pour defar pâte bi mais après dinañ ñëw indil leen ingrédients yi nga xam ne moom la ñuy def ci biir croissant yi su fekkee dañ koy def ak aussi ci pain au raisin yeeg yooyu donc sans plus tarder lii nag moo ciy dem dinañu soxla farine voilà après bu ñuy kii dinaa leen wax ñaata dinañ soxla sucre mu nekk ni ku nekk rek li nga mën a sucré ñu soxla aussi levure boulangère sel ak beurre ak ndox loolu la ñuy soxla donc sans plus tarder lu ñuy def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà pour farine bi li ñuy jël quantité bi dafay nekk 3 coupes et demi su fekkee mesure américaine la donc léegi dañ leen koy ñëw defal ci kii mesure européenne en grammes mu nekk xaaral bismillah environ 604 grammes yooyu donc farine bi boo ko jëlee da nga koy tamiser bu ko defee mu daal di oyof daal nga xam ne da ngay incorporer air ci kii bi ci farine bi ci boppam ci pâte bi voilà suñ koy defar mu ngi noonu donc déjà environ 600 grammes daal de farine moom la ñuy jël parce que liñ nar a defar dafa xaw a bari tuuti moo tax voilà léegi su fekkee ni kii bi la aussi sucre bi ci mesure su fekkee ci kopp yi la mesure américaine ñun ñu ngi def ñu ngi def kaaru kopp donc loolu mooy 70 grammes de sucre 69-70 grammes de sucre donc bariwul tuuti rek la c'est juste pour neexal pâte bi aussi mais ak tamit pour levure boulangère bi mu mun a am lu ko dundal tuuti donc loolu la ñuy ñëw commencer def instant bi sama robot laa jël ku amul robot mun nga ko def ci bool comme bool bu mel ni récipient boo am rek boo xam ni moom ngay xóoyalee moo xam plastique la moo xam verre la moo xam nickel la donc lii amul dër bu bari dañuy juste mélanger affaire yi ba pâte bi nooy rek nga pétrir ko tuuti après daal di koy teg mu reposer incha allah. voilà gis ngeen léegi li ñuy def nii mooy dañuy daal di ñëw ubbi robot bi suñ ko ubbee donc dañuy daal di ñëw commencer incha allah. ñu jël ndox bi maa ngi def environ 8 ounces moom mooy benn kopp environ 250 millilitres donc loolu ngay def boo defee ndox bu ndugg la ñuy jël daal di jël sucre bi nga xam ni moom la ñu defoon sànq def ko ci biir yépp daal di jël suñu levure boulangère bi def ko ci biir donc toujours rek li ñuy wax ndox bu ndugg léegi ma daal di jël tuuti ci farine bi lu mat genn wàllu kopp ma def ko ci biir gis nga juste pour jox ko benn boost daal nga xam ne suñu mélanger farine bi après buñ koy dër duy nekk di am tendance di rétrécir di dellu mooy comme gis nga des fois nga defar farine dër ko muy delloog di def bagage yu kenn xamul donc voilà léegi quant à levure boulangère bi man maa ngi def 4 kudd yu ndaw moom laa def donc mu nekk ñaari sachet quoi bu fekkee da nga ko jënd ci sachet yi ñaari sachet lay nekk man dama am en quantité laa koy wutee donc 4 kudd yu ndaw laa ci def léegi gis nga nu muy fuuree nii wan na ma ni kii bi baax na levure bi baax na deewul deful dara donc au lieu may toog di xaar ba mu gën a fuur ak yooyu mun naa ñëw directement jël sama farine bi nga xam ni dama ko tamiser woon ba pare ma daal di koy jël def ko ci biir bismillah gis nga su ma ko defee ci biir boo xoolee benn côté bi dama ko bàyyi juste pour mun a def ci beurre voilà beurre bi nag li may wax croissant beurre mooy xaritam donc pour ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk man surtout ñi nekk États-Unis laay wax
bu ngeen di wut beurre wut leen beurre européen yi moo dàq fuuf que beurre bi ñu am fii ñun aux États-Unis neexul noonu tellement donc ku am accès si comme bi ma yoree nii Kerrygold mooy beurre kii la irlandais yi wala boo amee beurre français yi comme like ay président yu demee ni ki noonu mun nga ko wut donc léegi damay daal di jël luy mat environ 6 kuddu beurre donc gis nga beurre yi nii lay ñëwee dañ lay defal xar-xar bi donc lii nii fii ba fii moom mooy benn kuddu donc 6 kuddu et demi laa soxla pour fii mu war a nekk ma peser leen ko après xaaral ma dindi ko fii ba pare dagg ko après peser ko bu ko defee ngeen am une idée. Voilà gis ngeen beurre bi donc fii damay jël environ 120 grammes beurre mu nekk 6 kuddu et demi bu beurre moom la ñuy jël mélanger ko fii gis nga dama ko jël dagg ko ay cube yu ndaw nii pour mu gën a mun a neex a mélanger ci biir donc moom la ñuy jël daal di téye noonu daal di commencer mixer ndànk-ndànk. parce que quantité kii bi ñu defar dafa bari farine bi donc damay jël 3 kuddu yu ndaw bu sel kosher sel. ma def ko ki nga xam ne sel de table la fa lay utiliser moom peut-être day wàññi sel bi bu baax a baax def si peut-être ay 2 cuillères noonu daal man 3 cuillères laa def donc pour sel de table. voilà gis ngeen pâte bi fi mu nekk nii machine bi pétrir na ko ba pare ni ngay xamee ni pare na daanaka gis nga lenn kolewul ci aile bi dafa commencer di détacher wu complètement donc lu yëpp ñëw regroupé wu booy xool. ci kaw kii bi dos bi ci hook bi donc léegi beneen façon bi ngay xamee ni sa pâte pare na tamit soo ko jàppee nii gis nga du takk ci sa loxo quoi mi ngi nii xaw na tooy mais du takk ci sa loxo wala même bu fekkee dafa takk du doon lu bari toq lay doon donc mu ngi nii pare na dañ koy daal di dindi rek daal di koy def ko ci beneen récipient wala ñu bàyyi ko fi mu nekk nii kese. gis nga jël nañ ko ba pare léegi li ñuy def mooy dama koy def nii rek genre boule du ma ci def diw du ma ci def beurre du ma ci def dara juste nii gis nga daal di koy teg ci bool bi nii gis nga fi ma ko doon dëree fii laa koy teg bàyyi ko nag mu doubler dama koy ub ak plastique bàyyi ko mu doubler de volume su ñëwee nag nga xamante ni dañuy commencer mun a def tourage beeg yooyu noonu daal. voilà gis nga fi ma nekk nii duma ko ci tëj ba mu serré carrément genre dama ko ci tànt noonu nga xamante ne loolu lu muy def mooy su commencé jóg nii te man teelu ma ko gis au moins du ko retenir di ko naj noonu ci suuf dina am temps funki daal léegi nag nga xool partie bi gën a ndugg ci sa kër nga def ko sinon comme ñun fii temps seddaay la amul ay ndugg yu metti yooyu li may def mooy généralement damay jël sama four ma taal lampe bi bàyyi ko noonu léegi loolu dafay créer benn genre chaleur ci kii bi ci four bi ou bien bu fekkee teeloo ko def aussi nga préchauffer sa four ci température bi gën a ndaw mu nekk comme environ 160 wala 150 degrés Celsius muy ñun environ 200 wala 225 degrés Fahrenheit nga taal ko ba mu préchauffé ba yegg foofu nga fay ko boo ko fayee nag léegi daal di siy dugal bool bi donc chaleur boobu dafay conserver si biir bu ko defee kii pâte bi ni ñu koy waxee daal di gaaw junki daal nga xam ne yow doo fa toog lu yàgg di ko xaar ñun loolu la ñuy def dañ koy dugal si four bi après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà pour beneen beurre bi nga xam ne nag moom la ñuy def si biir pour mun a defar suñu pâte bi parce que pâtu kii comme pâte feuilletée la li ñuy def moom mooy pâte feuilletée ba tey rek daanaka li ñuy def mooy dañuy soxla nag léegi beurre bu bari parce que moom la ñuy tëj si biir donc pour loolu damay soxla 16 kuddu and a half 16 kuddu 16 and a half tablespoon moom mooy pour beurre bi maanaam 16 kuddu yu mag ak genn wàll moom la ñuy soxla pour beurre léegi loolu mooy nekk environ 312 grammes beurre donc loolu ngay soxla loolu ngay defee tourage bi quoi donc 312 grammes muy 16 and a half tablespoon of butter donc moom la ñuy jël nii daal di teg fi mu ne nii nag pare naa si kii bi si suñu scale bi li ñuy mesurer noonu donc léegi dañuy daal di commencer defar lépp nga xam ne suñu paree dañuy ñëw rek di commencer assembler incha allah di dër di teg donc damay daal di jël beurre bi
def ko sous forme de paquet. ki nga xam ni amul papier sulfurisé da ngay jël mbuus boo am nga def ko. Man d'habitude damay jël mbuusu ziploc mooy kaar bi noonu daal di koy utiliser daf may jox carrément li ma soxla. léegi nag beurre bi dañu bëgg mu jël gis nga fiñ ko dencoon nu mu toll nii la ñu bëgg beurre bi toll. ma xool voilà nii forme bu rectangulaire la xawma carré bii nii mu am nii moom la ñu bëgg beurre bi nekk donc noonu lañ koy dëree. léegi nag ki nga xam ni mënoo gis à l'œil nu bu la neexee ngay jël lii comme repère quoi ça boo dëree nga xool ndax tolloo naak yooyu. léegi bu ko defee nga daal di jël instant bi beurre bi da nga koy xaw a génnee mu xaw a nooy tuuti nga xam ni day neex a dër. ma daal di jël sama ñaari papier soo ko defee ci mbuus moom moo gën a gaaw du la sonal parce que mbuus bi day tëju boo ko fermer carrément xaaral ma wan leen comme mbuus genre ban laa leen di wax daal. gis nga mbuus bi c'est la taille exacte da ngay dugal beurre bi ci biir soo paree nga tas ko ci biir boo ko tëjee génnee air bi yépp nga tàppal ko ba mu jël forme mbuus bi nga xam ne yow soo paree da ngay dagg mbuus bi kese ak sa paaka wala sa ciseau nga daal di fay jóge. donc lii dama koy def pour ñi nga xam ne yoruñu mbuus moo tax mais man d'habitude foofu laa koy def ci mbuus yi. gis naa ni sama beurre dafa xaw a dëgër tuuti parce que teelu ma ko génnee donc duma ko yàkkamti dama koy bàyyi fii tuuti ba mu xaw a nooy tuuti rek après ma daal di ñëwaat encore. gis nga dafa dëgër këcc mënuma ko dër fi mu nekk nii damay bàyyi nii ba ci kanam ma ñëwaat ak yéen incha allah. gis nga dama jël toujours rek couverture bi utiliser ko pour di presser affaire bi parce que moom moo gën a dëgër booy xool papier bi ci boppam bi nga xam ne sulfurisé bi ci boppam. couverture beurre bi moo ko gën a dëgër ba pare dina ma permettre aussi ma mun a natt affaire yi. gis nga su ma defee nii xam nga mi ngi commencer jël forme ma jël beneen partie bi def ko dañuy fexe rek ba nga xam ni fenn du gën a jumki moroomam. croissant nii la yombee defar c'est que li ci xaw a kii rek xaw a soof tuuti mooy maanaam dër beeg temps d'attente bi loolu rek moo ci nekk loo xam ni peut-être daf lay xaw a soof daal mais su fekkee ni yow teel nga ko préparer da ngay mën a commencer le matin di defar say croissant di toggaale wala di def leneen donc le temps nga koy teg ci frigidaire bi pour muy sedd ak yooyu pour nga mun ko dër nga mun di def yeneen liggéey aussi yoo xam ne moom nga waroon a def. voilà donc léegi su ma paree nii damay fexe ba jox ko forme bu rafet daal mu jël forme bu carré bi ñu soxla bi carré wala rectangle yooyu yaa xool rek. ñebal bi moom c'est pas tellement nécessaire mais day tax rek boo koy dugal doo sonn. donc gis nga par eddu këyit bi laay jël di ko pousse nii gis nga su ma defee nii gis nga côté bi commencé déjà gis nga mu defal ma benn ligne droite nii et puis je refais la même chose dama koy pousse nii rek lii man sama système la quoi sama système la dama sentir ni su ma defee nii si lay gën a marcher pour man pour ma am forme bi ma soxla gis nga su ma defee nii fii tam jël forme bi ma soxla voilà damay téye bii di jël bi ci kaw di ko utiliser quoi pour pousse affaire yi donc beurre bi mi ngi nii may pousse gis nga man baax na nii léegi dama koy daal di jël tëj ko su ma ko tëjee nii dugal ko ci frigidaire bi pour nga xam ni du nooy nepp parce que pâte bi ak beurre bi ñoom ñoo war a tolloo température maanaam soo laalee pâte bi nooyaay bi mu lay jox beurre bi noonu la war a mel parce que beurre bi xam nga soo ko dugalee ci frigidaire bi tuuti rek nga gis mu commencé sedd soo ko fa bàyyee yeneen 15 minutes mu wow koŋ léegi nag yow bu fekkee ni loolu am na da nga koy génnee bàyyi ko boo ko bàyyee ay 5 minutes nga gis mu commencé di nooy ak di def yooyu noonu gis nga nii rek laa koy teg mun naa ko bàyyi fii ba nga xamante ni léegi ma xam ni pâte bi léegi mu pare rek ma daal di koy dugal sànni ko ci frigidaire bi comme ça du tàng wala du def lenn gis nga suñu paquet baa ngi nii paquetu beurre baa ngi nii daal lañ koy jël rek
teg ko nii ba ci kanam tuuti après bu yëf yi commencé doubler ñu daal di ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii damay daal di ñëw commencé comme li ma leen wax rek gis nga dama am kii fraise boo xam ne dañ ko congelé ma jëndee ko woon noonu donc damay ñëw wala nga am fraise bu bari au lieu de nga koy bàyyi parce que fraise dafay gaaw a yàqu soo ko bàyyee ci frigidaire bi donc li may def man su ma ko jëndee dama koy daal di daggate daal di koy def ci frigidaire bi def ko nii nga xam ne li ñuy wax flash freeze nga koy def maanaam def ko individuellement soo paree nga def ko ci mbuus daal di wala ci benn récipient daal di koy conserver donc damay defar jam mu nekk confiture de fraise donc fi mu nekk nii damay daal di jël gis nga fraise bi nii ndox laa ciy def voilà parce que confiture nii lañ koy defaree de fruit boo am légume kii boo am même bu fekkee confiture de légumes ngay defar aussi da nga ciy def ndox def kii bi comment ça s'appelle fruit bi boo paree nga daal di jël aussi sucre daal di ko ciy def teg ko ci gaz bi muy bax ak moom ndànk-ndànk su ma demee ba ci kanam tuuti comme man fi mu nekk nii loolu rek yem baax na quoi su fekkee confiture booy tartiner ci mburu la mais comme man incha allah dama koy def ci biir croissant yi dinaa ci def tuuti maïzena juste pour mu dangal ko nga xam ni du daal di ndoxe sama loxo nga xam ni soo ko defee ci kii bi ci croissant yi muy commencer di liddeeku au lieu mu des ci biir comme ni ñu bëggee mu des daal ku mu neex aussi avant nga koy def nii nga daggate ko ba mu sew mais man su ma paree dama koy mâcher ak sama fourchette parce que dina nooy ba nga xam ni dina ko mën a def daal donc le temps ñuy xaar farine bi di jóg ak suñu pat bi ñu commencer teg suñu kii bi lii nii teg ko ci kaw suñu casserole bi ñu yóbbu ko ci kii bi ci gaz bi teg ko fa daal di ciy dolli suukar bi nag c'est selon votre goût man dinaa ci def environ benn kopp suukar juste pour mu jox ko tuuti suukar bu bare après avant muy jeex ma def ci tamit toq citron ki nga xam ne amul citron soo amee accès ci orange mun nga ci def aussi orange ma daal di ciy def aussi tuuti peut-être essence vanille. voilà gis nga comme li ma leen wax rek teg naa casserole bi léegi maa ngi def suukar bi c'est selon votre goût gis nga ma daal di wàññi tuuti rek te en attendant quoi xool léegi dinaa ci def aussi pincée de sel gis ngeen comme toujours rek pincée de sel tout toq pour mu safal ko après nga bàyyi ko lii moom amul liggéey nii nga koy bàyyee tranquille muy bax ndànk-ndànk su ko man dama koy yokk nii pour mu gaaw a bax su baxee nag rek ma wàññi ko di ko bàyyi foofu donc dinaa ko togg peut-être ay 10 minutes yooyu noonu ma xool nu may defar yoo xam ne dama wàññi gaz bi donc noonu kese la ku amoon bu fekkee bu mangue la même chose ngay def bu fekkee bu citron la même chose da ngay xolli affaire yi wala orange même chose ngay def donc fruits yi yow yaay xool rek li la neex nga daal di koy def confiture. voilà kon nag fi ñu nekk nii dañuy daal di ñëw rek commencer defar suñu kii crème yi nga xam ne moom la ñuy enfourrer donc def naa wan naa leen sànq maa ngi defar fële sama kii jamu strawberry mu nekk confiture bu fraise donc léegi dañuy defar bi nga xamante ni c'est fait à base de fromage ak à tartiner ak sucre glace wala sucre boo munti am donc li may def nii damay daal di jëw gis nga fromage à tartiner laa yore fii ma dagg ko ay cube yu ndaw mooy comme par exemple boo amee ay vache qui rit ak façon yooyu noonu donc ma dagg ko cube yu ndaw dugal ko ci sama kii robot donc moom mu defaral ma liggéey bi yëpp ki nga xam ne yorul robot nag mun nga jël sa gën raxas ko ba mu set ba nga xam ne du am ay kii xeetu laaj ak yooyu noonu nga daal di ko fay def riij ko wala nga def ko ci sa leket nga koy riij comme booy doon defar kuccaa mais bu boobaa da ngay bàyyi ba fromage bi nooy nepp nga xam ne du la sonnal du la indil benn jafe-jafe donc ma daal di jël gis nga sucre moo nekk ni sucre glace ma daal di ciy def daanaka benn kopp presque ku bëggul suukar mun nga jël lem nga utiliser ko wala agave wala yow yaay xool wala substitut yi quoi li may wax toujours xam nga man loolu laay gën a moom laay utiliser su ma leen nee suukar rek yéen jàpp leen man substitut laay def keneen ki nga xam ne sucre normal lay def moom mun na ko utiliser léegi su ma defee nii gis nga li ngeen gis nii maïzena la muy li ñuy wax cornstarch léegi duma ko ci teel a def damay xaar ba ma wal affaire yi ba pare ba xool nu may dikkeek yooyu lan laa ci am ma door ci def maïzena boobu donc léegi damay daal di jël tuuti rek ci sama kii
essence vanille def ko ci biir donc daal di jël aussi comme d'habitude sama pincée de sel pincée kese laay jël def ko ci gis nga bàyyi nii su ma neexee mun naa ci def eau de fleur d'oranger wala yow yaay xool essence bu la neex nga def ko mais man dama koy bàyyi nii rek tey mu daal di classique donc nga xam ne damay daal di ñëw rek commencer incha allah wal affaire bi. voilà gis nga li ma daggoon noonu da ngeen di yaakaar bari na et tout mais gis nga nu muy mujj def soo ko walee rek mu daal di wàññeeku te gëw ma ni sax dinaa ci def maïzena bi tey parce que nakaaral na te baax na suukar bi rek laay xool ndax saf na su fekkee dama ci war a dolli ou pas donc bismillah mun naa ci dolli tuuti rek comme dañ koy enfourrer donc gis nga benn kopp bi defuma ci woon yëpp dama desaloon tuuti rek pour juste nga xamante ni su fekkee ni li ma defagum saf na xam ngeen ma ñemewu ma suukar bu baax nga xam ne du kii du ëpp daal voilà te je pense que lii dina baax pour man. voilà gis nga suñu pâte bi junki na ba ma génnee ko ba dóoraat ko ci biir pour mu peeraat encore gis nga mi ngi nii léegi nag su la neexee à ce niveau amul sax su la neexee loolu moo dàq boo ko defee nii ba daaneel comme ni ma ko dóoree nii mu pare ma defaat ko forme bi nii dama koy def ci mbuus wala ci benn récipient dugal ko ci frigidaire bi mu fanaan donc su fanaanee loolu gluten bi day gën a développé mais gaz bi aussi dafay gën a développé ci kii bi ci suñu croissant loolu mooy def soo gis nga croissant soo ko daggee ubbi ko rek mu defal la ay couche non seulement loolu mais nga gis yii di dijj fii yii di sew fii loolu moo koy def donc pâte bi foog nga koy bàyyi mu reposer bu fanaanee moo dàq après moo tax ma doon wax ni boo ko defaree ci ngoon bala ngay tëddi nga xóoyal def sa yëpp daal di koy dugal ci frigidaire bi moo dàqati fuuf léegi nag fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw nag jël suñu pâte dër ko daal di koy def ak beurre bi donc benn yëf la ñuy def gis nga beurre bi ni mu mel nii dañuy fexe dër pâte bi ba mu am double longueuru beurre bi donc pâte bi day nekk 2 fois pour nga xam ne après dañ koy daal di tëj ci kaw kii bi ci kaw beurre bi nga xam ne day daal di mel ni comme presque comme livre quoi donc loolu la ñuy def fi mu nekk nii. gis nga dañuy fexe defar benn rectangle juste nga xam ne day ubbeeku pâte bi ñëw tëju ci jarul muy parfait nii rien mais nañu fexe rek am double taayu beurre bi ci boppam. xaaral ma xool toujours rek da ngay jël di essayer dese na ma tuuti rek encore. voilà gis ngeen léegi dañuy jël comme ni ñu leen wax rek jël beurre bi nañu fexe ba nga xam ni ngay xamee même température la gis nga su ma bësee nii ma bës lii tamit même chose la donc baax na damay daal di dindi kii bi këyit bi ki nga xam ni mbuus la defoon daf koy dagg nii ak ciseau quoi wala paaka bu ko defee nga xam ne day am accès ci kii bi beurre bi incha allah gis nga ñu daal di jël teg suñu tegee ni teppi léegi nag suñu paree bismillah dañuy jël partie bi teg ko ci kawam su fekkee ni matul rek da nga koy xëcc taawi ko tuuti dina la dimbali dina la jàppale quoi ba nga xam ni du kii fenn du senn fenn donc ñu fexe tëj carrément bu ñu defee nii daal di ñëw lem ba nga xam ni dara du senn gis nga nii voilà bu ñu paree nii léegi bu fekkee ni gis nga ni remarqué nga ni par exemple pâte bi dafa xaw a kii dafa xaw a commencé tàng tuuti maanaam muy xaw a lappax nii comme sama pâte bi maa ngi gis ni mi ngi commencé tàng ndax lumière yi fi nekk moo tax gis nga bu ma defee nii rek dama koy daal di jël c'est juste pour mun a am jox ko temps pour mu reposer nii ma daal di jël laxasaat ko encore ci mbuus dugal ko ci frigidaire bi soo yàkkamtee comme man ni ma bëgg a def nii dama koy dugal ci congélateur bi pour ay 10 minutes mu sedd ma indiwaat ko nga xam ne di nga ko mën a dër ak kii sans pour autant muy nekk di nooy wala beurre bi di seeyeeg yooyu donc dama koy daal di def ci kii plastique alimentaire wala mbuus daal di koy dugal gaaw ci frigidaire bi
moom mu defaral ma li ma soxla juste le temps mu reposer rek laa soxla. Voilà gis nga damay dindi mbuus bi rek gis nga teg nii du ma sànni mbuus yi parce que mun naa ko utiliser waat encore. Gis nga léegi ñu daal di def tuuti rek farine juste pour mu bañ a coller parce que li ñuy bañ mooy mu taq ci kii bi ni ñu koy waxeeti ci kaw plan de travail bi ba nga xam ni beurre bi yëpp dafay mujj nekk coller fa. Gis nga suñ defee nii léegi nag daal di commencer dër. Gis nga nii rek ngay xamee ni pâte bi sedd na trop fi mu nekk nii. Donc ma xaw a commencer gaaw gis nga damay commencer ci digg bi di génn ci biti boo xoolee maa ngi am toujours forme bu rectangulaire donc parce que loolu laa bëgg a maintenir daal yéen a ngi seen très beurre yi ci biir loolu lañ soxla. Donc ñu continuer dër ba ñu yegg fi ñu soxla parce que dañu bëgg mu nekk environ 3 fois que kii bi beurre boobu ñu defaroon lu mat 3 fois woon la ñuy soxla quoi parce que après dañ koy daal di tëj loolu mooy def double tour la ñuy commencer def nag léegi. Voilà gis ngeen donc dër nañu suñu kii bi suñu pâte bi voilà léegi li ñuy def ni mooy dañ koy ñëw léegi da ngay fexe nag instant bi soo dëree ba pare parce que dañuy ñëw def tourage bi mooy li ñuy wax dañuy daal di koy tëj nii en 2 parties njëkk après tëjaat ko ci digg bi donc fi mu nekk dañuy dindi lépp li nga xam ne farine la rek bu weex da ngay dindi soo amee sa brosse su fekkee sa loxo par exemple setul carrément nga jël brosse boo amee brosse nga daal di koy def di ko dindi nii wala nga jël sa torchon fomp ko ba mu set ba nga xam ne benn farine du ci nekk donc ñu daal di ñëw diviser ko en 3 gis nga benn côté bi booy xool lemuma ko ci digg bi benn côté bi moo gën a gudd fi ma lem ma daal di jël gis nga fii nii xaaral instant bi brosse moo may dimbali parce que côté bi dafa fees dell ak mbir mi ma dindi ko donc lii mooy tourage bi nii bu ma ko dindee nii ba pare ma jël beneen côté bi daal di koy teg nii beneen dama koy bàyyi fekk 1/3 rek laa bàyyi woon gis nga voilà ma jël ko gis nga bu ngeen amee même beurre yuy xaw a génn rëcc nii comme fii nii c'est pas grave du tout gis nga su ma defee nii xam nga mu ngi nii donc dama jël benn côté bii moo gën a rëy que fii nii léegi ma fexe ba côté yëpp laalante incha allah gis nga ñoom ñëpp ñu xaw a laalante nii léegi ma tëjaat ko encore def ko comme livre comme ku tëj livre gis nga ma jël benn côté bi rabattre ko ci beneen bi donc gis nga lii mooy nekk suñu benn tour quoi. Léegi dañuy defaat la même chose donc bu fekkee ni pâte bi commencé na tàng comme ni mu nekkee nii mi ngi commencé nooy tuuti rek ma jëlaat ko mbuus bi ma jëloon sànq laay jël rek dugal ko daal di koy teg ci frigidaire bi quelque chose comme 10 minutes mu xaw a sedd tuuti ma génneewaat ko encore daal di jëlaat defaat dëraat ko nii encore gis nga bi yoon xam nga sànq nii lañ doon dëree léegi gis nga bu ma ko lemee nii sens bii la ñuy dëree incha allah gis nga li ngi nii donc lii laa doon wax quoi lii rek temps d'attente bii rek moom moo lay xaw a kii découragé tuuti mais da koo jar na ko parce que soo paree après non seulement da ngay am lu neex mais aussi dafay sakkan daal parce que lii jàppal boo naree jënd croissant ni nga siy dépensé su fekkee famille bu mag la lii nii doo ko dépensé li nga mun na la defaral ay une dizaine wala douzaine de croissants sax yu bëree incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy jëlaat suñu kii bi pâte bi xam nga biñ ko lemee comme livre dañ ko jël lemaat ko ci digg bi donc léegi dañ koy dëree sens bi ma leen waxoon noonu moom la ñuy defaat tuuti rek encore farine parce que instant bi beurre bi day nangu di xaw a échappé ci côté bu nekk gis nga buñ defee nii voilà léegi ñu daal di koy dëraat encore gis nga bi yoon beneen sens bi lañ jël léegi damay dóor nii gis nga du dóor sa dama ci indenté kii bi li ñuy dëree juste pour mu mun ma defal yoon daal gis nga nii
ma commencé léegi ci digg bi di génn donc dër moom noonu la da ngay commencé ci digg bi di génn soo gisee ni par exemple pat baa ngi commencé di def ay affaire nga daal di jël arrêté sur le champ daal di dugal ci kii bi comment ça s'appelle dugalaat ko ci frigidaire bi moom jàppal ni mooy sa xarit moom ngay def ami intime instant bi da ngay ñëw rek boo commencé di dër muy indi ay ñor comme gis nga instant bi xam nga bi ma ko kiiyee yàggul mais gis naa ni ak lampe yeeg yooyu affaire yi day commencé tàng bu baax donc damay xaw a góorgóorlu tuuti rek dem ak moom incha allah donc ñaan yàlla mu dimbali ma mais su ma gisee ni dafa commencé jéggi dayo rek ma daal di koy dugalaat ci frigidaire bi rapidement gis nga donc nii rek la dañuy dër gis nga instant bi ma xaw a ñëw ci côté largeur bi xaw ko yaatul tuuti rek gis nga su ma ñëwee ma jël daal di lem gis nga su ma defee nii léegi lii mooy sama tour double donc moo nekk nii léegi dama koy defati ci frigidaire bi bàyyiwaat ko yeneen 15 minutes 15 à 20 minutes ça dépend rek ni sa frigidaire seddee donc gis nga nii ma dugal ko ci biir su ma ko dugalee commencé waat encore même processus bi incha allah. voilà gis nga léegi dañuy daal di jël suñu pâte bi rek commencé xam nga dañ ko tëjoon biñ ko tëjee comme livre mi ngi woon nii donc li ñuy def mooy dañuy changer position parce que loolu moo ñuy jox couche yi ci boppam quoi couche kii pâte yi nga xam ni dafa am beurre donc doo ko def toujours ci même direction bi non da ngay changer tout le temps da ngay am tendance di changer direction bi nga koy dëree bu ko defee beurre bi mun a distribuer wu ci sens yëpp daal incha allah gis nga nii dañ koy dëraatee rek encore defaat ko ba nga xam ni nekk na double maanaam beurre bi ñu defoon ci début ba noonu lañ koy def après tëjaat ko comme livre bii nag mooy nekk suñu dernier tour boo xam ne moom la ñuy def. voilà gis nga pare na ñu jëlaat encore voilà gis nga ñu ñu joxee couche yu bari yi gis nga y'en a tellement donc nii laa koy def bu ci nekk ma daal di koy dama ko dagg lii mooy suñu pâte bi ñu defaroon bi léegi nii dama ko dagg en deux léegi nga xamante ni par moitié laay travailler parce que loolu ngay gën a mun a defee li nga bëgg a def daal sinon lii dafay mujj rëy bëri donc nii rek laa koy def daal di koy dagg te kii muuraat ko ci mbuus bi gis nga même mbuus yi lañ doon utiliser sànq ba tey dugal ci frigidaire bi donc bi nga xam ni moom la ñuy travailler gis naa ni mu ngi xaw a tàng dama koy dugalaat su fekkoon seddul damay ñëw rek continuer automatiquement mais comme mu ngi ko xaw a tàng dama koy muur moom tamit dugalaat ko ci frigidaire bi yeneen 10 à 15 minutes donc le temps may xaw a nettoyer tuuti nii nga xam ne bu ñu ñëwee rek dañuy entamer nag incha allah daal di commencer dagg croissant yeeg yooyu. léegi génnee nañu kii bi pâte bi fi mu nekk nii donc dañ koy dër moitié bi laa génnee beneen moitié baa ngi ci frigidaire bi donc fi mu nekk nii dër pour former suñu croissant gis ngeen kii couche yi mu def nii lii moo lay wan ni def nga lu baax gis nga donc dañuy daal di ñëw rek léegi commencer ko dër buñ ko dëree nag dañ koy def quart inch maanaam suñu baaraamu loxo gis nga sa baaraamu loxo fii ba fii mooy benn inch donc dañuy fexe ba épaisseur bi doy nii comme genre ay 3 millimètres yooyu wala 5 millimètres noonu rek la ñuy soxla kon ñu commencer bismillah. voilà gis nga fi mu nekk nii pare na léegi dër naa ko ba pare donc instant bi li may ñëw def mooy dama koy daal di niceal ba nga xam ne damay am benn rectangle bu jaar yoon gis nga fi mu nekk gis nga lii dafa xaw a dëng nii donc damay daal di jël paaka wala lépp loo am rek loo xam ne mun na la ko jubal gis nga dagg rebord yi nii bul sànni lii parce que da nga koy utiliser waat ba defar sama rectangle bu jaar yoon gis nga léegi nga xool ça dépend naka nga bëgg kii doy pizza bi mais su ma jëlee par exemple let's say ma ne bu si nekk 3 nee naa ko pizza kii suñu croissant yi su ma jëlee 3 centimètres et demi maanaam sama baaraam bi nii soo xoolee mooy 3 inch
ak tuuti moom mooy nekk mu ngi nii 3 inch ak tuuti moom moo may jox maanaam genn wàll quoi moom moo may jox benn croissant donc ma daal di koy marqué nii damay marqué nii rek mu leer ma ni fii laay ñëw dagg donc ñu def yu doy noonu voilà ki nga xam ni mënu wóoru ko ndax mun na ko def carrément nii mun na jël règle maanaam mu utiliser ko quoi donc man nii laay ñëw def dagg sama triangle gis nga su ma defee nii damay dagg triangle mu ñëw ci aile bi ma jëlaat beneen triangle def ko mu ñëw fii donc même chose laay dagg fii gis nga lii même chose laay natt booy xool nii gis nga moom tam day ñëw ba fii mu taxaw ma defaat nii mu yegg si fii à peu près voilà donc ma jël bi tàllal ko directement gis nga ma jëlaat bi dagg sama diagonale mu ñëw fii ma jël tàllal bi donc bu ma luppee rek ma jël lii mooy inconvénient soo yorul règle parce que da ngay dem au pif gis nga su ma defee nii beneen bi ma daal di jël donc gis nga mun nga ko dagg ay triangle rek ay kii rectangle après rectangle bu nekk nga dagg ko ci digg bi donc dinañ leen wan boobu option nga xam ni moo gën a gaaw fuuf lii ma doon def nii gis nga léegi soo paree xoolal ñaata lañ fi am 2 4 6 8 10 donc dinañ fi am parce que bii moitié bi la beneen moitié bi buñ ko defee donc mu jox ñu 20 déjà croissant yoo xam ne moom la ñu am ci benn pat bi kese gis nga donc ma daal di ñëw ku nekk yow yaay xool noo koy lijjantee damay daal di jël gis nga benn côté bi teg su amee beurre buy xaw a génn nii c'est pas grave du tout bu mu leen inquiéter bu mu leen décourager dañuy jël rek teg gis nga yii day nekk yi nga xam ni duma ci def dara moom mooy nekk nii gis nga fii dafa xaw a tàng moo tax nga gis muy def nii mais dinaa mun a gaawantu gaaw mais bu fekkee ni munoo gaawantu rek li ngay def sa kii sa li gën a wóor mooy dugalaat ko ci four bi ci frigidaire bi rapidement ndax nga jóge ndax mu sedd balaa ngay entamer di ko lem ak di def affaire yooyu gis nga bu nekk dama koy dagg ci digg bi nii tuuti rek juste pour nga xam ne dinaa ko mun a lem quoi donc lem bi moom selon yéen nu mu leen neexee la donc man damay lem nii di génnee nii gis nga di lem di génn ki nga xam ni munul def bii nag par exemple su ko neexee moom mun na jël rek di ko rouler nii ndànk-ndànk dinaa leen won boobu option aussi quoi gis nga su ma ñëwee ba fii cat bi ma xëcc ko tuuti xaw ko tawwi tuuti gis nga su ma defee nii daal di lem mu tegu carrément léegi ma daal di jël côté bi su ma neexee ma def ko lii daf may permettre man pour ma mun a xàmmee par exemple yi nga xam ni moom laa enfouré ak yi ma enfouré wul donc nii rek laa koy def parce que su ma ko buggee def sandwich ak yooyu dinaa ko mun a xàmmee ma daal di jël gis nga teg ko nii ci kawam nii rek teg parce que buy ñor dafay deñ après mu wan ma ni dafa courbé wu donc yii ñooy croissant yi nga xam ni duma ci def dara ma daal di ñëw jël sama plateau bi nga xam ni moom laay dugal ci four bi préparer ko dès à présent def ko ci teg ko muy tàng ndànk-ndànk gis nga sànq li ma leen waxoon ki nga xam ni tàmmoo def munoo def beneen bële da ngay jël rek nga rouler comme kuy defar sa basang kuy rouler basang walla kuy defar neem walla lu mu munti doon gis nga rouler boo ñëwaatee ba ci aile bi xaw a xëcc nii tuuti daal di def nii daal di jëlaat encore suñu corne yi teg ko nii gis nga daal di dem tegi ko boo xoolee yii yu ndaw laa defar parce que bugguma def yu mag a mag noonu ndax bu boobaa bu xale yi buñ ko jëlee rek dañ ciy nekk di ci dem ak doole sax laa lay wax nii moo tax yu ndaw laay defar yu yem daal gis nga yii dañuy ñëw enfouré ñoom dañ leen di enfouré bu baax a baax def ci lu nekk léegi dañuy commencer ak suñu fromage bi nga xamee ni moom la ñuy jël suñu fromage blanc bi muy à tartiner ñu jël ko nag daal di koy def ci biir
donc jarul muy bari tuuti kese lañuy def nga xam ni dañ koy tëj ci biir bismillah. gis nga une fois nga am la main rek jeex na yëf yi dafay gaaw ba nga ne ma lii lan la ma ngoog. léegi ñu ñëw wut subhanallah fàtte woon naa benn gis nga bii dama ko fàtte woon def voilà donc dañuy daal di ñëw rek toujours comme d'habitude ku mu neex nga xar ko ku mu neex nga bàyyi noonu mais man damay xar tuuti rek pour mu jox ma plus de contrôle ci lem bi daal gis nga su ma ko defee nii nga xam ne damay mun a jël lépp dugal ci biir mel ni kuy defar sama neem walla lu mu munti doon gis nga ma daal di xëcc ci man daal di commencer lem gis nga bu leen fàtte cat bi su ma ñëwee ba ci cat bi lem daal di def nii bàyyi. voilà gis ngeen dañuy defaat beneen rek ñu won leen par exemple bii nii dañu def confiture à base d'abricot donc moom moo nekk nii gis nga suñu confiture bi ñu defaroon bi sànq moom moo mujj nekk nii bi nga xam ne fraise la gis nga muy moo nekk nii donc tuuti rek la ñuy defar après suñu paree dañ leen di xaw a jéem a marqué tuuti pour ñu xàmmee leen xam nga bu dul loolu rek yëpp ay ndiroo après du ñàkk mu am lenn luy xaw a feeñ ci el bi mais dama koy tëj bu baax gis nga ba nga xam ni dara du génn ma daal te même boo koy lakk aussi du ñàkk des fois mu am lenn lu génn lu tuuti mais c'est pas grave yooyu noonu da ngay comprendre donc dama koy jël daal di jël tuuti abricot teg nii ci kawam lii c'est pour man ma xam ni bii moo am abricot quoi donc daal di koy teg nii rek nga xam ne suy lakk day nekk ci kawam nii. voilà gis ngeen suñu pain au raisin bi moom la ñuy ñëw defar nii moom moo ci des fi mu nekk nii donc li may def mooy gis ngeen bi ma defaree sama crème kii bi pâtissière bi voilà damay ñëw daal di koy jël diw ko ci kaw kii bi suñu kaw pâte bi ci boppam donc ñu def ci assez libéralement quand même ba nga xam ne dina ko mun a couvrir bu baax. parce que moo koy neexal gis nga bu seddee rek day daal di mun na gën a naqaaral sax nii bu baax a baax parce que man bàyyiwuma ko ba mu sedd guy mais mun naa ko def instant bi ci kii bi pâte bi te du ci def dara donc gis nga voilà gis nga ñu niveler côté yëpp rek nga xam ni benn côté du ëpp beneen bi bu ko defee boo koy tëj doo sonn. léegi nag à ce niveau nga daal di ñëw jël lu la neex nga def ci su fekkee raisin cranberry mooy bee yi moom nga amee nga def ko bu fekkee bu ñuul bi généralement moom lañ ci gën a xàmmee mais man bu doore bi laa yore tey jii moom laay def d'habitude dama koy mélanger ak bu rouge bi nga xam ni day rafet ba bëgg a dee mais dama wër ba sonn gisuma fi benn donc bii lañ ciy def ci mu bari couvrir ko complètement lii moo tax nag crème pâtissière bi biñ koy defar pour lii defuñu ci suukar bu bari parce que raisin bi day jël wàllam dafa saf suukar bu baax moom tamit bu fekkoon ni beneen yëf laa koy booleel loo xam ni du am lenn lu am suukar donc xëy na dinaa xaw a yokk tuuti suukar bi incha allah ci yëf yi mais nii moom baax na. voilà ñu fexe rek mu couvrir fépp daanaka surtout que raisin bi moom dafa neex bu doore bi ba pare c'est très joli aussi. voilà léegi ku mu neex nga yem fii daal di koy tëj mais xam ngeen ma damay daal di def tuuti cannelle ci kii bi. ci sama pain au raisin man damay def tuuti cannelle ci biir nga xam da koy jox goût bu distinct boobu muy am ku mu neex nga gratter muscade tamit def ci boobu tam da ciy neex ba bëgg a dee nii rek da ngay mel ni comme kuy defar cinnamon roll. voilà
donc jeex na léegi li may def mooy dama koy rouler ku nekk yow yaay xool sens bi nga bëgg a rouler ko bismillah gis nga buñ defee nii daal di jël rouler gis nga ñu jëlaat encore boo sentiree pat baa ngi nooy rek nga gaawantu gaaw tegaat ko ci kii bi dugalaat ko ci frigidaire bi wala ci congélateur bi rapidement pour nga mun a def lii surtout bu fekkee ni sax bàyyiwoo pat bi ba mu kii bi crème pâtissière bi ba mu sedd carrément day daal di tàngal pat bi commencé seeyil ci boppam beurre bi gis nga leen nii fi ñu nekk nii daanaka pare na donc li ñuy def rek mooy dañuy daal di commencer ñëw di ko dagg man nag balaa ma koy dagg damay def bu gaaw bi muy maanaam damay daal di jël rek voilà jaune d'œuf bi ma badigeonné ko fa après door ko jël nag daal di koy teg ci plaquette bi quoi balaa ñu koy lakk nga xam ne du ma fi nekk su ma ko déplacé ba pare di ko badigeonné waat déedéet benn yoon rek laa koy def côté bu amul garaawul dinaa ko laal incha allah mais lii c'est juste pour début bi nii gis nga bu ñu defee nii fexe ba lépp tëju gis nga lépp tëju léegi nag ñu daal di jël suñu lu ñu munti am daggee ko voilà gis nga damay ñëw dem ci digg bi directement bismillah su ma demee ci digg bi ma daggaat encore digg bi c'est juste pour nga xam ni damay am kii yu xaw a tolloo tuuti parce que noonu laay mun a xamee li may dagg nu mu toll donc bu ci nekk ma dagg ko en 3 gis nga paaka bi moom da ngay gaawantu doo fa nekk di yokk ko ak moom bu dul lool rek mu def la ko day tas kii bi yépp bu xawee mel ni luy kole nga daal di jël paaka bi def ci farine encore da ngay dagg bu gaaw su seddee nag moom problème bi yépp doo ko ci am donc ñu jël même plaquette bi gis nga duma ci changer dara damay jël rek ëlbati ko beneen sens bi comme ça dara du kole ñu daal di jël nag suñu pain au raisin teg léegi su la neexee nga tegee ko nii wala nga tegee ko neneen man dama koy teg nii nga xamante ni fi tëju fi toujours mooy féete suuf gis nga léegi-léegi mun nga ko def nii daal di teg ñuy xaw a dend nii nga xam ne bu demee bay lakk ñoom ñooy xaw a kolente noonu def rek comme cinnamon ni muy def cinnamon roll boo ko defaree donc dañuy def quelques yi nii ñu wan leen boo ko tegee ak boo ko tegul lan mooy différence yi soo ko tegee nii di nga ko mun a jox rondeur bi nga bëgg voilà donc bu defee nii léegi dama koy daal di jël xaw ko tàppal nii gis nga yaa ngi commencé am kii bi forme bi déjà gis nga léegi dañuy jël benn côté bi nii benn cat bi daal di koy def ci suuf mu toog ci kawam gis nga dañuy jël fenn fi ñu tëjoon fi teg ko mu toog ci kawam gis nga ñu jël benn cat bi lem ko ci suuf loolu day tax affaire yi suy lakk du tas du ubbeeku carrément parce que loolu la ñuy bañ gis nga pare na taf nga pare léegi lii moom ak kii yëpp nuñ koy waxeeti moom ak croissant yëpp li ngay def mooy suñ ko defaree nii ba pare ba badigeonné ko ak nen beek yëpp da nga koy bàyyi mu toog encore si fi gën a dëll ki naka lañ koy waxee fi gën a tàng si sa côté nga xam ni dafay funki waat encore soxlawuñu muy doubler de taille mais su funkee tuuti ba si kanam rek après si nga koy dugalaat si four bi loolu day tax ñoom ñëpp ñu mun a am temps reposer ba nga xam ni soo ko daggee soo ko dugalee si four bi du ñëw rek tàpp si sa loxo parce que soo ko gaawantoo day ñëw rek tàpp du am benn volume daal donc loolu ma fàtte woon ko wax sànq mais pour nit ñi bàyyi si xel croissant yeeg yëpp soo ko defee si ne si kii soo ko badigeonné nii bàyyi ko mu proof muy maanaam mu junki tuuti bu xawee nekk tuuti bu yokkee tuuti rek comme ça ni ngay xamee mooy su kaw gi commencé briller rek nga xam ni donc dugal ko ci four bi jot na parce que noonu ngay xamee ni xaw na yokk de volume tuuti
waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne yow yaay safoo berne rek ñu indiloon leen tey ay viennoiserie maanaam mu nekk yu nga pâtisserie yu nga xamante ni ay croissant la bu si nekk am luñ ko booleel donc yéenay def rek comme li ñuy wax tout le temps rek tànn sa bu la neex yéenay xool ban moo leen gënal ngeen def ko donc di jox tey émission bi nag képp ku nga xamante ne yow yaay safoo berne ñu ngi lay jox émission bi di ko jox surtout les grandes dames de chez Bilo ñu ngi leen koy jox di ko jox aussi suñu góor yàlla yu baax yi nga xam ne ñoo ñuy topp aussi chaque fois si YouTube bi ku mel ni ki sëñ Ibrahima Kebe ñu ngi la koy jox yow tamit di ko jox daal képp ki nga xam ne rek yaa ngi ñuy safoo di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax bu leen fàtte di abonné wu bu leen fàtte aussi di partager vidéo te su fekkee ni abonné nga bul fàtte appuyer si cloche bi noonu ngay jotee notification yëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah